asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañuy daal di ànd ak yéen dem ba Maroc daal di defar li ñuy wax couscous marocain à ma façon donc du mel ni comme couscousu Sénégal bi tey dañuy xaw a dem ba ci marocain yi mais def ci nag suñu touche bopp donc pour loolu nag dinañ soxla li nga xam ne moom mooy couscous dinañ soxla man bu dijj bi laay yore bu moyen bi quoi. dinañ soxla aussi li nga xam ne mooy ndawal man tey yàpp xar laa utiliser ku nekk bu la neexee nga def ko bu ginaar aussi dinañ soxla tamit li nga xamante ni moom mooy suñu ay légumes ku nekk boo am donc man maa ngi yore poivron yore fii li nga xamante ni moom mooy patate douce yore fii li nga xamante ni moom mooy suñu courgettes yi yore tamit li nga xam ne moom mooy butternut squash moom mooy genre naajo la pumpkin quoi dinañ soxla aussi li nga xamante ni moom mooy carotte tuuti pomme de terre dinaa soxla aussi li nga xamante ni beneen ingrédient la mu nekk suñu chickpeas yi mu nekk pois chiche yi donc ku am bu wow bi mun nga ko utiliser dinaa soxla tamit li nga xam ne moom mooy raisin sec dinaa soxla tamit li nga xamante ni moom mooy suñu tomate fraîche dinaa soxla tamit li nga xamante ni mooy suñu épices yi ak huile aussi duma ko fàtte ku nekk boo am rek donc dinaa soxla poivre dinaa soxla ail dinaa soxla coriandre bi en poudre soo ko amee moom la ñu soxla mais man doom yi laa am donc dama koy wal après dinaa soxla cumin dinaa soxla tuuti cinnamon moom mooy cannelle dinaa soxla aussi un peu de sel suñu mélange d'épices dinaa soxla aussi tuuti curcumin moom mooy turmeric donc loolu la ñuy soxla ak tuuti aussi suñu ay herbes après dinañ dugg ci dem ci frigidaire bi xool lan lañ fa dese bu moo xam persil wala ak yu mel ni noonu dinaa xool daal ban persil laa amee comme ça ma def ko comme genre bouquet garni def ko ci biir togg bi ak tuuti aussi feuille de laurier fàtte woon naa ko donc sans plus tarder duñ def rek lu ñu ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà gis ngeen fi mu nekk nii dañu ñëw ndawal bi marinade classique lañ ko def suñu marinade classique bi donc ail kii poivre noir sel bi yoon defuma ci sax tuuti diw wala herbe ak yooyu noonu rek laa ko def noonu bàyyi ko donc dañuy daal di ñëw def suñu huile bismillah du bari nag tuuti rek ñu ñëw bismillah voilà donc ñu def suñu kii épices yi cumin muy cumin daal di ñëw def curcumin tuuti rek daal di ñëw def suñu cannelle bi un peu après dinañ ci dolliwaat bismillah soo amee bâton bi aussi mun nga ko def ma ñëw def sama coriandre bi nga xam ne dafa mokk voilà coriandre ñoom soo amee seen 5 épices yi mun ngeen ko def aussi donc mu ngi ne dama ko teel a def fii pour génnee aroma bi nga xam ne su laalee diw bi ba mu commencé tàng tuuti rek nga commencé ko xeeñtu mooy aroma baa ngi kii ñu éveillé ko tuuti xaw ma éveillé la xaw ma réveillé voilà donc ma daal di ñëw def soble tuuti rek laay def dinaa def aussi tuuti kaane bu verte bi le reste dama koy dëbb après nokkos parce que sauce bi dafa war a far voilà su defee ma sànni samay feuille de laurier su ma amoon tey jii tomate njamb dama koy jamb tuuti rek daal di koy def ci biir mais comme bële moom dafa xaw a dëgër tuuti dama koy nokkosaale suñu mélange d'épices bismillah xëy neex macha allah
macha allah daal di ñëw def un peu de sel bismillah tuuti rek donc ñu ñëw njuluk bàyyi ko nag muy def ay affaire am ndànk le temps ñun ñuy nekk di xolli suñu ay légumes yeeg yooyu di ko ci tëmbal fekk muy bax ak def ay bagaasam voilà ñu wàññi gaz bi bàyyi ko muy def ay affaire am ndànk en attendant ñuy pare yeneen bagages yi nga xam ne moom la ñuy defar incha allah. voilà gis ngeen suñu nokkos bi donc mu ngi nii ñu def soble poivron bu rouge bi suñu tomate ma dagg tuuti kaani aussi daal di ko si def ngeen gis laaj bi laa njëkkee donc moom laa def si biir dama jeexal fi mu nekk ni laaj buñ dëbb ba pare moo tax may dëbbaat nii moom la ñu def noonu donc dañ koy jël rek nokkos ko après dem dugal ko si biir cin bi incha allah. suñu bouquet garni bi nag moom ngeen gis nii ma jël persil coriandre ak plat bi moom laa utiliser ak aussi tuuti kii oignon vert ma jël ko takk ko parce que après dama ko bëgg a seppi looloo tax ma def ko nii su fekkoon ni dama bëgg par exemple mu nekk ci biir sauce bi dama koy nokkosaale mais bëgguma woon goût boobu ci biir mu nokkos day changer couleur sauce bi quoi donc moo tax ma def loolu noonu léegi ngeen gis normalement dama ci waroon def naana mais dama gis ni aw ma naana moo tax ngeen gis ma jël nii sama naana bu wow bi donc daal di koy broyer ci biir pour mu jox ma juste rek tuuti goût naana ci biir like fraîcheur daal ci biir donc loolu la ñu defagum nii bu ko defee nag léegi dañuy daal di jublu dem commencer defar couscous bi donc rak tak xam ngeen sama couscous bi man ni ma koy defee donc damay def ndox après dugal ci micro-ondes bi nekkuma di tey ci kaw kii bi ci kaw gaz beeg yooyu donc ñu def loolu après ñëwaat ak yéen incha allah. donc dañuy daal di ñëw léegi defar suñu couscous bi nga xamante ni moom la ñuy ñëw kii comme li ma leen wax sànq rek jublu ci donc damay daal di ñëw def comme d'habitude rek je pense que ñaari kopp yi baax na waaw voilà baax na bismillah donc mu ngi nii ñu daal di jël tuuti li nga xamante ni moom mooy suñu huile bismillah tuuti rek parce que après dama siy def diw ñor wala ku bëgg nga def beurre donc ñu fexe ba kii yëpp diw bi yëpp laal graine couscous yëpp voilà donc couscous ratio bi xam ngeen ko nombre de quantité bi ma def ci couscous quantité boobu tamit laay def ci ndox donc tey dama koy wàññi tuuti sax un peu moins comme ça bu ma koy tay fële nga xam ne dama bëgg couscous bu oyof su ma koy tay ci micro-ondes bi ku amul micro-ondes def ko ci couscousier nga tay ko su fekkee ni par exemple couscousier bi nga amee surtout ñi nekk extérieur kii bi trou yi dafa rëy jëlal sa morceau gaz wala tissu bu oyof boo kii torchon bu oyof boo xam ne kii bi dina ci mën a dugg vapeur bi dina ci mën a jaar bu ko defee nga jiital ko door a jël couscous bi def ko ci biir daal di koy tay voilà donc mu ngi nii baax na donc assaisonné gu ma ko defuma ci dara léegi damay dem jëli ji ndox même fii nii foofu laay def affaire yi ndox bu tàng laay jël donc quantité lu ñu defoon ci couscous rek subhanallah sama loxo bi dafa xawoon niin voilà gis nga donc desal naa tuuti léegi damay fexe rek ndox bi laal côté couscous bi yépp gis ngeen ko nii nga wut sa benn soo amee kubéer nga ub ko sinon soo amul nga def comme li may def rek man jël sama kii
papier film alimentaire du moins moom laay utiliser bu ko defee ma mun ko bàyyi vapeur bi kiyal ma ko toggal ma ko voilà gis nga ni mu commencé di steam nii voilà nii lañ koy bàyyi quelque chose comme ay 5 minutes yooyu noonu nga xam ne après day nooy et tout bu ko defee nag ñu daal di commencer def ko ci micro-ondes bi duñ ko bomb duñ ko def dara dañ koy bàyyi duñ ci def ay kii quoi je veux dire ay légumes ak ay affaires yooyu comme macédoine yi donc loolu la ñuy def après daal di ñëw jublu nag léegi ci yeneen ingrédients yi incha allah. voilà comme ni ma leen ko waxee léegi rek dañuy daal di ñëw defar suñu yeneen ingrédients yi donc suñu pois chiche bi xam naa ne boobu léegi yéen a ngi laajte fan la dugg mi ngi nii su ma neexoon dama koy def ci biir sauce bi comme ni ma defoon yéen a ngi fàttaliku bi may defar kii bi vermicelle boobu noonu donc mi ngi nii presque même concept bi la donc damay daal di ñëw rek jël li nga xamante ni mooy tuuti diw ñor walla beurre walla diw def ko ci biir parce que goût bi ci boppam laa bëgg su ma paree damay jël tuuti ci sauce bii fii daal di koy def ci biir tamit donc dama koy sauté parce que su ma ko defulee nii lii am mooy damay nekk après di ko wëri ji ci biir sauce bi donc pour kii ko seppi ko alors que lii mun na ma ko éviter nii mooy gën a yomb ci man gën a jàppande aussi mais ku bëgg mun nga def surtout bu fekkee li ngay def quantité bu bari la mun nga def lépp ci biir sauce bi fii bu ko defee booy seppi da ngay tibbaale quelque rek yoo xamante ni da nga koy soxla pour décorer kook affaire yooyu noonu décoration bi donc mu ngi nii ñu bàyyi mu def ay bagaasam en attendant ñu préparer raisin yi aussi ñoom tamit même chose lañ leen di ñëw def gis nga man pot bi laa yore donc dama ko dama ko dajji layandi ko donc ku am yi nga xamante ni dafa wow mun nga ko utiliser tamit en même temps yow li ngay def mooy da ngay jël affaire yi pois chiche yi nga xooj ko moo gën a gaaw après nga baxal ko bismillah donc gis nga ma def ci toute sauce pour moom tam mu am goût voilà ñu sauté ko quelque chose comme ay 5 minutes bu ñu fàtte que ni kii bi amoon na xorom déjà biñ ko baxalee fiñ ko ci boîte bi amoon na xorom bu fekkee da nga jënd bi nga xam ni amul xorom donc da ngay salé mais même avec ça il faut ma xool ko ñam ko ak yooyu xool la laa ci war a dooleeg bagage yooyu mais sauce bii nii dafa saf déjà bismillah duma ci dolli dara man nii laa koy gis nga mi ngi nii moom pare na dama koy transvaser rek def ko fii on refait la même chose ak kii bi li nga xamante ni moom mooy kii bi raisin yi bismillah raisin yi yow yaay xool lu la neex soit benn couleur boo amee craisins aussi xayrun ma jël aussi tuuti diw ñor encore gis nga de diw ñor bi daa congelé ndax daa sedd donc mu ngi nii donc moom tam pour hydrater ko waat tuuti rek la voilà ma jël aussi tuuti ci sauce bi bismillah voilà gis nga moom tam pare na donc yëpp en tout et pour tout jëlaluma 2 minutes booy xool c'était juste pour tàngal ko affaire yi dugg ci jeex na tàkk muy pois chiche bi ak raisin sec bi yëpp donc léegi damay ñëw fay sama gaz jarul ma koy changer parce que fii nii après damay bëgguma taqal leneen damay ñëw rek génne kii bi jël su may décorer daal di koy jëlee fii dem décorer ji donc ñu daal di dem jublu ji ci li nga xam ne mooy couscous bi parce que instant bi war naa nooy voilà donc gis ngeen
5 minutes jàll na gis ngeen couscous bi tayaguñ ko sax laa lay wax nii macha allah gis nga ni mu fluffy wee donc su la neexee comme dama bëgg lu gaaw damay jël sama loxo already toj donj yi like laay def nii dañuy jàll ba ci suuf sinon am na yu fay nekk di nakaaral foofu sinon boo ko defulee booy tay rek yooyu dafay nooy ba mu ëpp léegi ni daa koy dugal dama koy def par 3 minutes ku nekk yaay xool rek bu fekkee sa kii micro-ondes dafa xaw a yéex mun nga ko yokk bu fekkee dafa gaaw aussi bu baax nga wàññi yow daal xoolal rek da ngay jël sa bët yi rek mu dimbali la quoi voilà ñu dem tay ko 3 minutes après ñu ñëwaat voilà gis ngeen nu mu mel nii gis ngeen nu mu oyofee macha allah damay jël tuuti ci ñeex bi def ci bu ko defee nga xamante ni dañ ko koy bombee tuuti xaaral ma tibb ci tuuti rek gis nga tuuti ci ñeex bi oh ñeex bi dafa neex de voilà baax na parce que bëgguma mu tooy fii macha allah donc mu ngi nii moo ko defee nii rek dama koy jël dugalaat ko encore yeneen 3 minutes après ñu ñëwaat encore incha allah tàng jër nag soo ko ñemee rek nga def ko su fekkee ñeme woo ko moom mun nga bàyyi donc ñu dem dugalaat ko après door a ñëw nag def ci yokk assaisonnement yeeg affaire yooyu pour moom tamit mu am goût donc another 3 minutes voilà def ndànk nag gis nga vapeur bi bismillah voilà donc damay daal di jëli tuuti ci suñu diw ñor bi voilà gis nga comme daa wow koŋ kay maa mi teg ko fii dina ko ma muur ko dina chaleur bi dina ko dimbali donc ma ñëw def un peu de sel dañuy assaisonner couscous bi ndax mu neex moom tamit ñu def tuuti rek suñu kii bi gii bi am na tuuti sel ñu bàyyi ci xel ma def aussi un peu ci sama mélange d'épices voilà gis nga tey assaisonnement bu simple rek lañ koy def voilà donc mu ngi nii pare na nii dañuy def nag daal di koy jël dama koy upp teg ko nele nettoyer tuuti bu ko defee ñu ñëw yàq parce que lépp pare na lépp voilà bu leen fàtte ñam nag xool affaire yi nu mu mel surtout couscous bi. waaw kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yu yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiroon leen tey nag mu nekkoon li nga xamante ni dañoo demoon ak yéen ba Maroc pour indi leen li ñuy wax couscous donc couscous marocain à notre façon donc mu neex lool sauce bi daal mooma jar na lu ne laa lay wax nii macha allah. donc moom la ñu indi woon tey jii defar ko di leen wax ni essayer leen ko neex na lool bu ngeen xoolee tey suñu togg bi bëri na ay antioxydants yu nekk ci biir bëri na aussi li nga xam ne moom mooy fibre ak tamit protéine donc yooyu yëpp ñu ngi ci biir parce que couscous loolu la am dama leen fàtte jox yóbbal bi ci biir kii bi ci biir recette bi donc couscous loolu la am ak li nga xamante ni moom mooy kii yi nga xam ne moom lañ ko booleel mooy raisin yi ak surtout pois chiches yi ak légumes yi aussi donc mu nekk nii ku nekk yooyu yaay xool lan nga am soo amee sa chou pommé mun nga ko ci sànni neex rek lay def donc di leen wax ni bu leen fàtte di partager vidéo yi di ko liker mais aussi bu amee kuy seetaan te abonné wul mu abonné te appuyer cloche bi comme ça à chaque fois buñ dugalee dara mu mun ko notifier tey nag émission bi jox nañ ko rek képp ki nga xam ne rek yu yaay safoo chez Bilo plus particulièrement les grandes dames di jàll foofu di jox sama sis
Oumou Sall ma chérie namoon nañ la lool di ko jox aussi si sa Oumou Kébé Rama Kébé Fatou Mbaye sama soppe maa ngi la koy jox di ko jox nag sama rakk soxna Ndey Lalla Fall ak famille Seck yëpp ak aussi Ndate du ma ko fàtte di ko jox nag sama sister de cœur ma ne ko sama sister de cœur Mariem Niang borom Maroc donc ñu ngi la koy jox j'espère que di nga signer si bii jël nañ daal tey àbb nañ si yéen daal seen toggu dëkk donc di leen wax ni bu leen di leen jox dig daje sax laa war a wax ba beneen yoon di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah